Fofana Seck taskatu xibaar ñun ñëpp fekk nañ ko RTS Chérif jaar ci ay loxoom Abdoulaye Fofana Seck Cheikh Tidiane yaa ngi koy wax sànq prétexte bi mooy génn àdduna dem si yàlla Pape Bouba Diop moom nag téere bi ngeen di jàkkaarlool moo ko xaatim Je et les autres regards sur le Sénégal préface bu professeur Alioune Badara Diané poste face bi rek docteur Abdourahmane Kane moo ko def xam naa ci kanam tuuti daañu soobu Chérif ci livre bi am na solo waaye itam ñu jébbal ko njaal boo xam ne kenn ku ne si ñun mën nga koo jaale sa bopp maa ngi koy wax épopée 2002 ku nekk vivre nga ko ak sa façon génération yi ko fekkewul sax xam nañu kan mooy Pape Bouba Diop. jërëjëf soxna si ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm ñi ma fekk fii ci plateau bi di nekk ñoom ñëpp sama ay rakk ak samay xarit Daouda nuyu naa la nu mu gën a teddee Chérif noonu yow moom sama rakk nga li ñu bokk mënuñu ko séddoo Serigne Touba ñu boole Cheikh Tidiane Diaw je le suis avec beaucoup de plaisir nag ndax man sama passion ci sport ak football moom kenn du ko laam-laamee soxna si li nga wax dëgg la ci njëlbeen dañu lay sant di la gërëm ci invitation bi yow ak Chérif comme ni nga ko waxee jaar ngeen RTS. waaw nga nekkoon suñu sëriñ bu baax macha allah. waaw teg ci yoon. waaw yaakaar bi ñu Issa Touré ak ñoom Omar Diaw. waaw yaakaar bi ñu amoon tasul ndax baa ngi fàttaliku bi mu yegsee comme ñun ñaar ñëpp daanaka dañu am wàllu Touba ndax man sama day Touba la dëkk ñu bari xamuñu ko. ma nga dëkk Tembu Soobee. bi mu ñëwee rek ma boot ko rogante ko ne ko yow moom comme sama mbokk nga. wax dëgg yàlla. mais liñ ci doon séentu tey yàlla def na ko ndax pluralisme bi am ci médias yi dañ ciy kontaan ndax ñun jamono bi ñuy def télévision dans les années 90 RTS rek moo fi nekkoon tey nag bu fekkee ni kër yi bari na mu nekk benn famille dañ koy sant yàlla prétexte bi nga ma indi fii muy Pape Bouba Diop génn àddunaam bet ndax football moom am na ñu moo gën a xam xam nga sama mag bi nekk ci biir kër gi Abdoulaye Diaw duñu toog ñaari semaine wala ñetti semaine yoo xam ne gisanteewu ñu dem këram waxtaan ak moom tooñ ko tooñoo jabaram ndax Aminata Gueye basketteuse bu mag la woon ma ne kër boo xam ne daal kii Diaw la sant kii sant Gueye dafay yéeme sama mag la sama xarit la dama koy assumer Sénégal dafa am ñeenti footballeur yoo xam ne ci histoire football seen tour dootul fay muy ñan ak ñan Pape Bouba Diop génn na àdduna lu tax turam dootul fay waxuma jàmbaar gi waxuma xarite gi waxuma yar bi waxuma teggin bi mais bi ñu njëkkee dem coupe d'Afrique maanaam yegg final équipe boobu moom ca départ bu bokkuloon ci 11 de départ bi sportif yëpp di suivre équipe nationale xamoon nañ ko ndax milieu terrain bi dafa metti woon ay ndaanaan dëgg nekk ci Pape Sarr l'actuel entraîneur de l'équipe du Sénégal Aliou Cissé Amdi Moustapha Faye ay ndaanaan rek ñu nekkoon ci équipe ak Salif Diao ci jom ci moom mu nekk ci wet gi rek di xaar bi mu ci duggee génnaat temps sur le plan tactique c'est lui qui a fait le plus xoolal le match man hôtel bi ma dëkkoon fa la délégation officielle bi dëkkoon jabaru footballeurs yi fa lañ nekkoon on était dans le même hôtel joueurs yi maa lay wax tey loo xam ne kenn du ko dindi bi coow li amee ñoom El Hadj ak Fadeg ñoom ñëpp dañu jóge ci hôtel ba ñu nekkoon ñoom ñëw fekk ñu ci hôtel bi ñu nekkoon coow li ni cour ku nekk di wax Fadeg fii jabar yi fii lii laaj kërëb rëb trouver solution mu compliqué gars yi daan ne li am sol lii fay ak mooy suba ñu gagné France motivation supplémentaire boobu affaire Fadiga bi moo ko indi woon Fadiga ne moom day xaru bu subaa El Hadj ne ko loolu rekk la ciy génne gars yi taxaw dem na ba mujj gi ak centralo France bi ñi meetu ñu jege suñu gars yi xam nga El Hadj mën nga ko bëgg wala nga bañ ko mais football ndaanaan la ci boo xam ne kenn but boobu mu dugal nag moo tax ba histoire u Sénégal di jeex Pape Bouba Diop mu njëkk a dugal but coupe du monde du fay xam nga li ma ne ñeent lañu mën na maa juum Jules François Bocandé xam nga lu tax turam dootul fay moom moo njëkk a nekk meilleur buteur du championnat de France 8 ans yoo xam ne qualifié ñu coupe d'Afrique des Nations 68 li gars yi di fàtte bi ñu préparé match bi Sénégal vert jaune rouge bu doy na jiguñu benn sorcier ne na weex tàll match bu weex dañ lépp lu weex xam nga Sénégal dawul ci maillot bu weex vert jaune rouge bi dañuy bëgg a rey ñuy éliminer rek ñu ne na lépp a weex affaire ba ñu jëloon Bocandé ñu ne kuy jiitu ñu ne waaw ñu ne jox leen ko da ko def ci godaas bi match ba jeexee laaj ko mu ne mu ko demee ñibbi gis nga bi mu ñibbee moo jël meilleur buteur am 23 réalisations xam nga ko toppoon Dominique Rocheteau Metz la nekk
Metz mënatu koo téye Paris Saint-Germain jënd ko mu dem jouer ji Paris Saint-Germain Yougoslavie sot ko. Allez logique ak Xavier de Sousa ne duñ ko paas. Guèye seen day def nii jox saa waay déporté wu gars yi teebal bi ne duñ ko jox meilleur buteur pour bi du fay. en plus jël carton rouge uniquement pour football. non fondamentalement ci jom ji. Jules des fois bu ñuy période 2002 xam nga dafa nekkoon benn famille day woo Fadiga toog El Hadj leen kaay leen yéen ay boy ngeen ay ngaaka ngeen xamul ne lu xew man bi ma ci nekkee dëgg nekk star laaj leen Fofana Abdoulaye ñan ñoo ma doon fréquenté ñan ki gis xoolal man seen yi nekkuma ci woon de man star la xam nga Jules dafa am taraja da leen di arrangé fa charisme après ñu koy xool wóoye noo page parce que mu ne non man daan laa woon xam nga man xoolal après ma ne tel déggoon ngeen légende yooyu bon après ñu ne oui très bien donc turam loolu moo tax moom mënul fay bi ci topp El Hadj Diouf double ballon d'or africain da ko jëlaat ko mën nga ne jikko ji ne xamu mën nga ne kii mën nga ne lii mais man mi ko fréquenté mu jege ma parce que El Hadj daan nañ joué match coupe d'Afrique match yu doy waar fii moom ak Fadiga dañ ma taxoon mu ne ma grand foo nekk ma ne ko mu ne ma yow xam nga jëli nga ma di nga ma comprendre parce que man veillu match mënuma nelaw su ma nelawee damay plané bu ma na xoolee ba suba jot bu ma demee tëdd tisbaar tàkkusaan su ma yoree damay teg mais El Hadj fit bi footballeur sénégalais du ko ëpp fit mu nekk double ballon d'or africain turam dootul fay. Nous sommes tous nostalgiques. Sadio Mané bii lu tax turam dootul fay double ballon d'or africain final Ligue des champions mu gagné ko loolu daaw Santini xam nga temps yi poto carré moo amoon bal ba dugg na wala duggul Charama ñaa ko koy jox match ba jeex Saint-Étienne ñàkk ma toog di jooy parce que boobu ñun ñëpp Saint-Étienne la ñu faroon mais gis nga période boobu Liverpool dafa amoon benn élève bu ñuy wax Kiggins gis nga bu ñu daan joué contre Mönchengladbach Berti Vogts amoon na benn défenseur allemand bu doy waar gis nga seen duel yooyu da nga daan toog ñu di rêver après ma jékki-jékki Liverpool 76 ma jékki-jékki gis benn Sénégalais bu jógee Bambali fii ci yar bi ak teggin bi xam nga Sadio mën nga ne tey El Hadj Diouf ko dàq football ñenn ñi dañ koy wax mën nga ne Fadiga ko dàq football mën nga ne Diop ko dàq football et c'est discutable mais yar bi ak teggin bi biñ ko mooñaale moo tax daf lay impressionné modestie humilité xam nga ñaari ñoom ñi dafa raflé sénégalais yi mais jikko yooyu grand dafa mel ni moom lañ gisoon ci Pape Bouba aussi mooy humilité ci la doon jëmaat xam nga Pape Bouba Jaraaf de Dakar après mu dem Suisse après jógee fa ñëw France Lens après dem jouer Première Ligue benn complice la amoon Henri Camara xam nga bi ma déggee xibaar bi ne Henri jaaxle na parce que moom ni mu meloon dafa timidoon ñoo daan bokk nekk cabal yooyu xam ko woon moom dafay dégagé wu rek ak xoolal ni impressionnant woon yooyu parce que taille bi dama ne 1m95 la doon def mais xoolal doo ko dégg ci dara Henri mi nga xam ne nekk naa ak moom Jaraaf dem naa ak moom moo ko yóbbu bitim réew moom mooy xaritam moom la gënoon déggool ci équipe bi xam nga équipe boobu famille la woon mais xam nga El Hadj ak Henri dañu amoon ay rapports yu yéeme benn moment rapports yi xaw a distant jékki-jékki El Hadj Fadiga Alassane Ndour Habib Beye groupe El Hadj la ñu woon après Henri taxaw nii ak Pape Bouba ñooy bokk ni ñooy def lépp xam nga oui Salif Diao xam nga boo koy xool ak Ferdinand Coly dañoo dégg ay joueurs yoo xam ne dañu am personnalité gis nga daaf ci yar beeg teggin bi parce que je connais son père et sa mère qui travaillait à l'hôpital dañ koy yar boo xam ne du sax siggi xool la ñoo ñëpp dañ ko craindre Amdi Moustapha Faye xam nga lu taxoon gars yi dañ ko sax ragale woon xel ndax sell gi Amdi man fekk naa ko France muy jouer Auxerre weeru koor mu woor soxna si di entraîner du déglu musique xam nga lu muy déglu xasaay Serigne Touba ak alxuraan ñibbi na Touba sax non dama lay xaw nga ko vivre dama ko fekk Auxerre xam nga loolu dafa jafe joueur professionnel sedd bi métti day woor marché bi jeex ñu ànd ñu dugg ci oto bi xasida yi alxuraan ñu yegg ma koy xool bi kii ma ne ko mais booy yow yéeme nga de xoolal mu dëddu àddina te teewul de footballeur professionnel mais gis nga diine ji nekkoon ci moom moo tax ñëpp jàppee woon ko sëriñ bi xoolal ñëpp respecté ko daaf yar benn personnalité mais ci équipe bi Salif ci xadar bi bu ne jàkk Diouf rek xam nga Diouf li mu nekk chambreur parce que moom muy dundal équipe bi El Hadj ci équipe moom
style bi mu yor day ñëw tooñ bi xal bi dara nekku ci mais xoolal moom moo leen di galvaniser. Fadiga avait lui aussi sa tempérament. humeur bi muy joxe gars yi nekk benn famille. démb bi ma déggee ci RFM Joseph Ndong man comprendre uma xam nga Daouda xëy na yéen a ma gën a xarañ ci wàllu politique. mooy ministre des sports bi njëkk a dem coupe du monde. dem final coupe d'Afrique des nations. Mbagnick Ndiaye bi moo nekkoon sage du ministère. ñu jóge coupe du monde ñu déconstruire lépp kenn comprendre wul 2002 li xew. c'est pourquoi bi ñu demee 2004 Tunisie xam nga le brouillard de Rades ba léegi man fa laa toog daal ne man daal. néew ma damay jubilé de reporter sportif non mais dinaa dellu ginnaaw. parce que xam nga li tax mu metti Daouda. ma jékki-jékki rek retiré wu. reporter sportif tu passes tout ton temps à justifier défaite et expliquer des éliminations. mais ñu ngi doon wax suñu finale yi ñu perte fii rek. mais Daouda kuy xoolal ma toog ba ci yàgg ma ne waa lii moom est-ce que lii ndax a ngi ci ma toog ba ci yàgg ma ne attends man comprendre ma parce que xam nga man avant may nekk journaliste sportif dama nekkoon dirigeant Jaraaf de Dakar boobu ñaari xale ñoo nekkoon ci équipe bi Cheikh Tidiane Seck bi nekkoon gardien d'équipe bi il est né en 61 nekk un grand gardien de but bi muy jël équipe bi di jël place u Mansour Wade boobu Cheikh daraja ji foo ko ñett néew na ku ko dàqoonu góolu ci gardien de but ñu nekk ñaari xale ci biir équipe moom muy góolu man ma yor licence ay bandeek ay gars yëpp ñu nekk benn famille Abdoulaye Fofana mooy président club bi mais gis nga loolu boo ci nekkee di gis yenn match yi léeg-léeg nga comprendre léeg-léeg doo comprendre léeg-léeg mu neex léeg-léeg du neex parce que Demba Diop mais équipe bu ne am nga fa sa takkusaan te boobu Daouda 13h fekk na stade bi fees gendarme que Jaraaf da nga ci daan vivre match yoo xam da ngay yéemu ci yàlla mu nekk derby yu métti gars yi rente bu jeexee nag ñëpp ñoo bokkaan ndey bokk bàyyi Joseph Koto nekk na ailier gendarme de Dakar nekk bu équipe nationale dëkk Liberté 1 Cheikh nekk gardien de but bi ñoo bokk équipe nationale de bul Jaraaf ji yaa jotee mu mel ni Lat Joor ak tubaab gis nga passion mais passion bu sen boobu moo manqué tey ci football bi ba nga xam ne il faut que ñu delloo si waat ko. mais grand pour dellu see ci Pape Bouba Diop. dafa am benn question mu xam ne daf ma xaw a jaaxal parce que démb Sénégalais yu bëri muy journaliste bi ci démb la ñuy doog a xamante ne feebar na. te pratiquement toog na ay 2 ans yu nga xamante ne mu ngi tëdd. mais loolu nan la mun nekkee. te Sénégalais yi yëguñu ko ndax dafa nekkatul woon en contact avec le monde sportif lan moo xew ba Sénégalais yi umpale ne feebaroon na à ce point là il était gravement alité pendant 2 ans ba ñuy wax ne sax nekkoon ci chaise roulante kenn yëgu ko loolu nan la mun nekkee. normalul responsabilité ñaar la parce que association des anciens internationaux am na ci boo xam ne Cheikh Seck moo ko jiite am na ci boo xam ne El Hadji Malick Sy Souris mi nga xamee ne moo nekkoon président fédération bi ñuy dem coupe du monde ak coupe d'Afrique 2002 moo ko jiite am nañ ci part de responsabilité ndax loolu waru nañ ko mën a tasaare nit ñi yëg ko seet nuñ koy taxaw ci zaahir ak ci baatin waaw parce que loolu dafa am solo parce que nit bu lay bégal mën boo mënatul falaa kulli haalin bu nekkee ci ay jafe-jafe war nga mun taxaw soo gisee ñun suñu culture ak culture nasaraan yi bokkul tubaab da ngay majeur mu sànni la moom aussi boo magatee mu sànni la mais loolu ñun du suñu aada da ngay dem suñu kër yi ku ci nekk am nga maamaatu moom wala waajur yoo xam ne màggat na jëm téeméeri at mais da nga koy téye di ko taxaw di ko jàppale parce que lu bëgg donc nit ki bu nekkee ci moment yoo xam ne tey jamono dab na ko dañ ko war a mun a taxaw mais situation boobu benn moment bokkaan di vivre na ko fii ak li mu béggale Sénégal yëpp man am na ci loo xam ne xam naa ko parce que dama ko jege woon mu retranché wu ci jom jeeg fayda bi buuba li tax ñu bari xamuñ ko bindam dëgg la parce que am na ñoo xam ne dañu bari sutura il était discret oui ak lu leen mënti dal mën nañ koo gàddu duñ ko jooy duñ ko jàmbat gis nga des fois nit mais tawat dina ko gane si mu jël lépp rek teg ko suñu borom ndax àdduna tey da ngay mën lëngatale mais responsabilité ñaara d'abord bindam noonu la ko yàlla binde mu bareen sutura bëggul ku ko xamal mu làqu rek toog mais baneen bi famille ñi ko jege woon yi daf ko jege woon El Hadji aujourd'hui indiwaat nañ ko ci dispositif équipe bi parce que tout simplement am na rôle boo xam ne war na ko ci mën a jouer parce que moom waruñu def football te buñ ko ci boolee parce que dimension moo tax looloo taxoon El Hadji Malick Sy dem jëli Jules François Bocandé ni kii mais football la bëgg mun leen ko xañ delloo ko si biir muy jëmmal équipe bi jox ko benn daraja donc moom bindam la parce que te ngay gi mu juddoo
ñëw Dakar joué si ñi ko xam ñëpp xam nañ nit ku bari sutura la xam nga sutura Daouda dafa baax ci doomu aadama xam nga ñun ñëpp qualité défaut lañu yàlla rëbb na kuy xawi sutura doomu aadama soo gisee man réew mi tey ma xaw a jaaxle sama génn ma wàññi ko parce que Daouda loolu du suñu culture xam nga tey bu ma jékki-jékkee ne Daouda sama rakk la mais vraiment j'ai du plaisir à l'écouter c'est un brillant journaliste ñu ne espèce de vendu mais kii lan lay wax nii mais kii la lex li ba nit sañatoo la wax nit lu baax ci moom c'est vrai. Cheikh Tidiane Diaw je l'écoute avec plaisir mosuñu toog man ak moom nii tey lañ mës a toog mais buy démarrer dama koy xool daal di reetaan parce que dafa may rappelé yu bari yooyu ci fayda bi ak ci kii bi non il est très brillant macha allah parce que xam nga ñun comme mag ñi ñu yar Abdoulaye Diaw kan la vénéré woon Bachir Kounta Bachir man sama xarit la woon sama baay la woon man rek maa ko doon wooyu fils pour te voir xam nga Bachir fayda beeg yooyu mais man rek su ma xam ne yaa say ma ne ko non fils kaay waay su ñëwee ma ne ko soo mes leçons xoolal la teewal ko li Bachir yow ma bi ma lay formé du li tax mu ne ma yow xoolal ñu loolu bi mu nelawee IAHO fii man maa ko doon jël corps bi dugal ko ci ambulance yóbbu ko hôpital principal parce que sama baay la woon mais nit ñi il faut li may ñaan tey di ko lancer comme appel monde sportif au-delà des mondes sportifs Sénégal nañ ko rafetal te may ñaan autorité en commençant par le président Macky Sall qui est un passionné du football national li mu bëggale Sénégal na ko gars yi teeroo noonu delloo ko njukkal bi ñaanal ko yàlla dénk ko suñu borom xam nga barsax njégal ak yërmande rek soxna si moo ci mata sàkku xam nga sëriñ Abdou Khadir Mbacke mu baax ma ba ko nit ne dama bëgg nga dékku ma da ko ne faatu mu ne ko lu tax faatu mu ne ko soo xalaatee looy bëgg a def ci lu bon da nga koy bàyyi loo bëgg a def ci lu baax da nga ciy gaaw kon nag barsax njégal ak yërmande inna barsha rabbika la sadid inna allaha ala kulli shay'in qadir dee kooku rek la dul bett ki nga xam ne bu nooyee dafay ne dootul nay gis nga lii les poètes di wax singulier destin que celui des grands sportifs qui accèdent vivant à l'immortalité conférée par les dieux du stade mais impuissants comme tous les mortels devant l'inévitabilité de la mort. Très bien. moom borom dootul fay. dëgg la gars il faut nga jëlaat micro yi nag. ñu dem seetaani allo présidence su ñëwee wax si livre bi nañ dem léegi allo présidence dellu si waat léegi.